Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. yaakaar naa su ma ciy wax pour ñu commencer mooy que ni libération Ndongo Diop xam nga parce que tamit bokk na ci depuis manifestation yi ba léegi ñu ngi ko téye léegi mu ñu dem benn 2 mois boo xam ne ñu ngi leen téye mooy ñu nekk Diourbel beneen bi ci topp mooy que ni Ousmane Tounkara aussi buñ ko fàtte li ñuy ñëwaat rek waxaat tuuti rek mooy que ni il faut que tamit ñu fàttaliwaat jeunesse bi jour bi nit ñi génnee di manifester lan moo taxoon ñu doon manifester ak ci yan point moo taxoon ñu doon manifester Dior Fall maa ngi lay ziar comprendre nga parce que tamit bu ñu nangu ñu divertir ñu buñ ko nangu xam nga li tax boo déggee ma naan buñ nangu ñu divertir ñu da ngeen di xool combat yi nga xam ni am na fi tout récemment ba léegi génnul ci diggante mburu ak soow léegi nag ñoom nuñ ko suukaree la ñuy wut jéem nañ jàpp Ousmane Sonko Macky Sall jéem na jàpp Ousmane Sonko pour suukaree ko mburu ak soow sottiwul léegi dafa obligé jël jeunesse bi bëgg ko suukaree pour jëm 2035 bi mu wax loolu pour ma décortiquer ko yomb la mooy da ngeen di xam ni moment bi ñu toll nii du moment boo xam ne tey waroon nañu mën a def lutte parce que li leen di wan ni war ñu woon mën a def lutte rek mooy que dafa tombé ñu ne ñoom indépendance Sénégal la ñuy wax muy 4 avril. léegi bu ngeen xoolee ci moment bi ñu toll nii bu dee Macky Sall dafa jël li nga xam ne mooy défilé 4 avril bi nga xam ne da doon am mu nekk benn cérémonie officielle bu ñuy def chaque année. dem nañ ba léegi Sénégalais yu bëri mel nañ ci comme man ak keneen ak keneen ak na toon jàll maa ngi lay ziar xam nga dem nañ ba gëmuñu li nga xam ne mooy indépendance xam nañu folklore bi moo ci ëpp. parce que indépendance bi ñuy soxla ñu ngi ko soxla indépendance ci liberté indépendance ci économie indépendance ci suñu lépp loolu lañ soxla te amuñu ko kon donc nit ñi gëmuñu indépendance boobu. léegi nag pour en revenir boo xoolee li nga xam ne moom moo am diggante Dakar ak Thiès ci période couvre-feu bi la même chose bi ñu planifié problème Ousmane Sonko Adji Sarr ak yooyu yëpp nga xam ne dañ ko waroon def ci moment boobu parce que ñëpp xam nañ ni manifestation yi passé bu fekkoon du woon couvre-feu kon Macky Sall jóge woon na ci pouvoir bi wala problème bi réglé na bu yàgg. parce que li lay wan loolu rek mooy que ni nit ñi dañ daan manifester guddi gi bëccëg bi guddi gi ñu si bëri du ñu génn le reste ñu ngi doon génn le lendemain la ñuy génnaat wala buñ ko defee ba période couvre-feu buñ dee 100 personnes ñoo doon manifester da ngay gis léegi li ci des di manifester matu sax 15%. xam nga ñi ñëpp dañuy arrêté waat ba le lendemain bi ñu manifester loolu rek da lay wan ni bu dul woon coronavirus bi bu dul woon aussi période pandémie bi kon manifestation yi doon na ëpp doole te doon na teel a jeex Macky Sall doon na teel a libéré population bi. Omar Thiam maa ngi lay ziar léegi nag boo gisee tey ma ñëw ne libération Ndongo Diop moo tax may wax parce que Ndongo Diop bi nga xamee ni manifestation yi am na daf ci sonn trop non seulement daf ci sonn en communication daf ci sonn ak ses propres moyens jóge seen kër di déambuler un peu partout fi nga xam ne moom mooy Diourbel tey bu fanaanee fii bu subaa mu fanaan fële bu ginnaaw subaa mu fanaan fële lépp ndax bëgg a xeex suñu démocratie ndax buumu jaam gi dog kon jeunes yooyu waruñu leen fàtte tey ba dem ci beneen divertissement boo xam ne mooy làmb wala ñu dem ci leneen naka sulul noonu te yàgg naa ko wax ci suma ay live malgré dinañ ne kii chaque jour da koy répété mais dama ne leen ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex bi bàyyi wuñ leen ba léegi parce que tey bu ñu doon wax otage politique Macky Sall daf ñu endormir dem libérer Birame Souleye libérer Clédor Sène libérer Assane Diouf libérer Guy Marius Sagna te ñooñu jotuñu teg seen tànk ci manifestation ñëpp xam nañ ni nag ñooñu c'est des influenceurs yoo xam ne ñooy numéro 1 Sénégal yoo xam ne tey bu ñu taxawoon sur le terrain kon heure bi affaire bi sax mën nañ ne dina ëpp loxo wala kon niñ ko bëggee woon dinañ atteindre affaire bi à 100%. xam nga ñu leen koy nangul aussi mais dama ne xale yi nga xam ne kenn xamu leen c'est des inconnus Ndongo Diop laa ci mën a wax parce que moom nit la koo xam ne mu ngi doon def ay live mu ngi nekkoon ci réseaux sociaux yi xam nga di dénoncer di joxe stratégie nan nañ def nii jour temps war nañu fekk fii jour temps war nañu def li kon kooku waruñu ko mën a fàtte. léegi nag boo seetaanee ay vidéo Ndongo Diop lim ñu war a indiwaatal rek mooy que ni boo xoolee parti bi di Pastef dañu reconnaître woon képp kuy def live. nekk sur le plan international wala sur le plan local ak façon bi nga koy defee bu dee méngoowul ak waa parti bi ni ñu ko bëggee ñoom duñ la mën a reconnaître kon donc ñoom d'une part je les comprends mënuñu si prononcer wu directement mais indirectement war nañoo mën a taxaw ne nañ libérer otage yi nga xam ne ñoo nekk Diourbel loolu rek ça suffit
mais tey ñi nga xam ne c'est des leaders connus comme Abbas comme Birame Souleye ñooñu génn nañ Assane Diouf Clédor Sène mais bu ñu fàtte xale yi nekk fii parce que tey Macky Sall combat bi Macky Sall li mu ci nekkee bëggul jàmm parce que bu bëggoon jàmm li gënoon sedd ci moom mooy que ni bi ñu nee ba jour 4 avril mu libéré 900 et quelques détenus yooyu mu libéré mënoon na ci boole otage booy yi nga xam dañ doon manifester mais boolewul ñeen si dañuy waxante dëgg aussi parce que 900 et quelques détenus yi nga xam chaque année chaque 4 avril dañ leen di libéré ak période tabaski wala période ay gàmmu affaire yooyu Macky Sall day def affaire boobu day am ay booy yoo xam ne dañ leen di libéré donc mënoon na ci boole ñi nga xam ne nii mooy booy yi ñu jàppoon ci manifestation yi là buñ demee dinañ ne non booy yi kon tey dañ leen a libéré donc kon Macky Sall mu ngi wut jàmm malgré moom mënoon na ko def bu ko defee ñu ne non kenn weñul loxoom booy yi dañ leen a gracier ak ñu weñ loxoom bokkul parce que Macky Sall dafa xaw a rëy donc nekkul sax dafa xaw a rëy dafa rëy parce que bëggul ñu ne non dañ ko teg pression moo tax mu bàyyi ñëpp mais tey mënoon na ko jaarale ci grâce présidentielle bi ñu xam ne carrément que ni mu ngi wut jàmm beneen bi si topp mooy que ni balaa maa fàtte kaawu suma siste Mati Trois Pommes suma siste la nit la koo xam ni man am na fu ma ko teg moom xam na moom xam na nit la koo xam tamit yéene naa ko lépp lu nit di am ci média moom mu am ko yéene naa ko aussi mu toog ba un bon jour mu am propre télé mais dama gis ni fi mu teg tànkam guddi ñu toll ni man ànduma ci te bëri na ñun ñi nekk ci yéen ci biir panel bi ànduñu ci parce que tey Mati dans ses live bu ma saan a def live actualité Sénégal pour tout maa ngi lay ziar Mati bu ma saan a def live si actualité da ngay xanaan mais kii xanaa du nit fan la jëlee lii fan la jëlee ñii mu invité ñii ko gars yi décortiquer live bi ak yooyu yëpp da nga si daan gis benn pertinence léegi bu ñu demee benn instant nag ñuy wax ci kaaw Adji Sarr Ousmane Sonko léegi yow ci début bi mënoo woon am famille Adji Sarr ba tey ba affaire bi toll fii ba ñëpp ne léegi nañ teg affaire bi suuf ñii ne fàtte nañ ko ba même maître El Hadji bi nga xam dafa def après le sortie de Adji Sarr daf nit ñi dañ ko blâmer parce que warul woon Adji Sarr waroon génn ci moment boobu Adji Sarr dafa waroon génn avant affaire yi avant lii yëpp di xew la Adji Sarr waroon def communiqué ñëpp d'accord ci loolu kon donc bu ñu demee ba suul page boobu Serigne Mountakha wax ci mouvement M2D bi pare ci ñëpp pare ci ñuy wax nañ libéré otage politique yi Mati franchement parler da nga passé à côté quoi parce que man fi ma la doon xaar dimanche bi passé mooy après le discours 4 avril bi nga xam ni Macky Sall def na ko wax ci problème emploi wax ci problème yeneen ak yeneen man je croyais que ni da ngay indi ay nit ñu analyser problème emploi yi fan lañ koy jëlee fan lañ jëlee financement yi yan jeunes ñoo ci war a mën a jariñu ku ci bëgg a am nan nga ci def parce que ci loolu nga daan dox mu nekk actualité parce que man bokk naa si ñi nga xam ni dama la féliciter jour bi nga indee problème Ousmane Sonko Adji Sarr njëkku ko indi mu tombé ak déclaration ki nga xam ni mooy déclaration patrimoine Ousmane comment dirais-je Idrissa Seck même boo xoolee ci biir live bi nit ñi ñu ngi naan non pourquoi nga choisir Mati Trois Pommes choisir problème Ousmane Sonko Adji Sarr bàyyi fi déclaration patrimoine Ousmane Idrissa Seck ma ne leen Mati li mu def mooy yoon parce que li tax ma ne leen Mati li mu def mooy yoon parce que Ousmane Sonko dayoo bi mu am Idrissa Seck amu ko te balaa ngeen koy xam ñu dem débattre ci affaire bi te effectivement bi ampleur bi jógee ñëpp dañu fàtte déclaration patrimoine kii nga xam ne mooy Idrissa Seck di wax ci kaawu Ousmane Sonko moo lay wan ni kon donc foofu moom choix bi mu defoon ci affaire boobu pour affaire bi am ampleur pour ñu xam nan lay demee foofu ñëpp dañu xam ni Mati elle a raison donc dañu koy nangul ñu ñëwaat ci début bi programme bi di dem ba benn moment xam nga mu mënul am keneen Vanessa maa ngi lay siyaar moom mënul am keneen ci famille Adji Sarr durant les événements kon donc bu événement yi passé même boo amee contact famille Adji Sarr waroon nga ko mën a garder ba projet am mais nag sa live la franchement parler mais man dama jàppoon que ni yow bokk ak man statut bokk ak statut yeneen liveurs yi nekk sur les réseaux sociaux parce que ñun jaaruñu ci journalisme jaaruñu ci animation aussi kon donc yow am na benn décret ak am na benn niveau boo xam ni waroo fa woon nekk te tey bi nga rabaissé woon nag ba ñëw fii franchement parler man xaaruma la fa woon parce que bu président de la république defee déclaration man je croyais que ni di nga ñëw inviter des experts ñu ñëw ne non déclaration bi fii lañ ci juumee fii la ci def lii la ci maquinerie indi lii moo ci dëgg lii moo ci yoon man benn point la boo xam ni du ma ko partager ak yow parce que
jour bi nga xamee ni nit ñi dañu commencé di attaquer Mati Trois Pommes dama leen amoo leen droit attaquer ko parce que am na droit invité ku ko neex ci live am là je suis d'accord am na droit aussi traiter live am nu ko neexee moom Mati Trois Pommes parce que moom live am na droit def ko ci nu ko neex mais moom dafa war a jàpp que ni du man du ñeneen ñi parce que au moins moom jaar na ci journalisme jaar na ci animation kon beneen bi stop mooy que ni ñu nekk en plein 4 avril kii ñëw comment dirais-je là Macky Sall def discours man je croyais que ni foofu ngay invité nit ñi ñu wax ci seen xalaat wax ci emploi bi mu wax ci problème mu santé bi mu wax ci problème mu daara yi mu wax ni da leen jox ak subvention ak yooyu yëpp man foofu laa ko doon xaar quoi mais nag elle s'est passée à côté pour man elle s'est passée à côté te dina ko rectifier mais loolu du yàq dara su ma diggante ak moom nu mu doon demee mais wax dëgg yàlla je commence à l'avoir à l'œil waaw léegi nag pour ñu continuer suñu live gars yi li nga xam mooy kaaw Ndongo Diop il faut ñu bàyyi ko parce que li tax ñu war a mën a bàyyi Ndongo Diop mooy que ni amul lu am Diourbel te amul Dakar dañuy waxante dëgg Dakar la manifestation yi gënoon a méttee fa la gënoon a méttee te ñi fa nekkoon xaaj bi bàyyi nañ leen beneen bi stop mooy que ni boo demee au niveau Ziguinchor am na ñoo xam dañ leen bàyyi woon jékki-jékki demaat di leen jàppaat moo lay wan ni Macky Sall ba léegi bàyyeegul te pour mu mënoon a bàyyi mu xam ni tey nekkul opposant yi wala Ousmane Sonko wala mouvement MD2 wala Serigne Mountakha moo tax mu reculer pour moom mu bañ nit ñi xam ko sax ci période 4 avril bii passé bi muy gracier 900 et quelques personnes waroon na ci boole ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci manifestation yi bu ko defee jàmm am mais li leen di wan ni ñoom ñu ngi préparé pour ñëwaat ak seen deuxième vague te seen deuxième vague mënuñu ci am dara lu dul ñu endormir population yi moo tax te ay Gaston Mbengue tëgg làmb tëgg benn mbëru Thiès il boole ko ak benn mbëru Dakar muy Diène Kaïré ak Modou Anta tëggaat ki nga xam ni mooy Eumeu Sène ak Lac de Guiers mu nekk diggante Pikine ak Guédiawaye banlieue bi nga xam ne ñoom buy taw ñoom ñooy gën a sonn lépp lu am ci Sénégal ñoom ñoo ciy gën a sonn te seen papa yi ak seen yaay ak ñoom seen bopp bu ñuy wax waxu xëy uniquement fi mu gën a méttee mooy ci banlieue bi kon donc ñoom war nañu mën a jël seen responsabilité aussi te xam ni làmb doxagul dox boo xam ni tey war nañ leen mën a fay ay millions nekkul dama leen ko yéenewul parce que j'ai des copains am naa si ay xarit am na si ñoo xam ni ñoo defandoo ay amis d'enfance lañ am na si ñoo xam ni façon xaalis bu nekk may naa leen ko comprendre kon donc ñoom fi ñu war a mën a xool que ni mooy que ni làmb bu doxoon kenn du ko tudde nit dem leen ci sport yi am ci àdduna bi yëpp dem leen ci sport yi am ci àdduna bi amul benn sport boo xam ne dañuy ñëw ñu ne tey match bi kii lañ ko tuddee nga dem ci MMA mu duñ la wax MMA bi kii lañ ko tuddee nga dem ci rugby nga dem ci sport boo mënti gis amul benn sport boo xam dañ koy tuddee nit ba pare uniquement pour nit ñooñu mën a jënd billet parce que tey Gaston Mbengue bu ko Macky Sall joxee pour mu tëgg combat c'était tout c'était préparé tout a été préparé léegi tey Gaston tëgg na combat bi si xaalisu contribuable la ko tëddee la ko tëggee léegi bu ngeen xoolaatee ñi nga xam ne seen biir koñ yi lañ nekk mbër yi dëkk fa da ngeen di xool ñoom seen bopp ñoom ñooy jëlaat làmb ji ñu tuddewaat ko ay maire ay préfet ay sous préfet ñu tuddewaat ko ay nit ñoo xam ni xaalis contribuable bi la ñuy lekk di leen si jëndalaat ay billets loolu rek waroon na mën a tax Sénégal yu bëri yeewu xam ni kon combat de lutte yi nga xam ne moom la ñuy seetaan doxagul parce que pour mu dox il faut que jeunesse bi am liggéey il faut que jeunesse bi mën a gagner au moins 100 000 francs pendant 8 heures de temps exemple 8 heures de temps jeunesse bi Sénégal am liggéey ba kenn ku nekk liggéey nga xam ne tey yow avant ngay dem stade au moins am nga benn 100 000 francs boo xam ne def nga sa 8 heures de temps de travail nga am sa benn 100 000 francs kon donc pour nga dem làmb ja du nekk dara ci yow kii kan la Mame Boye Diao soutien Lac de Guiers financièrement dañ leen di soutenir nga dem ci côté Eumeu Sène noonu nga dem côté Pikine Pape Gorgui Ndong la def la même chose nga dem Mbao maire bi nga xam ne moo nekk maire Mbao waa Mbao di ko jooytu électricité di ko jooytu canal bu ñu war a defar di ko jooytu ay place yu ñu toj di ko jooytu yeneen ak yeneen mu jël fonds yooyu nga xam ne moom la ñuy récupérer ci mairie bi jël ko joxaat ko benn mbër jëndal ko ci ay t-shirt jëndal ko may ko ci 30 car ba pare chargé boy pour ñu dem jëmmal bis boobu pour Macky Sall xam ni tey Mbao maire bi defal na lii ci journée boobu mais loolu lan la ci jeunesse bi di gagné à part xool bi ñuy xool ñaari lutteurs yi gagné wu amul luñ ci mën a gagné à part xool ñaari lutteurs yi amul luñ ci mën a gagné parce que li lay wax ni combat yi doxul bu doxoon tey jeunesse bi bu ñu liggéeyee ba pare xaaruñu Mame Boye Diao jàppale Lac de Guiers pour ñoom ñu dem stade
xaaruñu tey ay Souleymane Ndéné Ndiaye di jëndal bee Eumeu Sène xaaruñu ñuy jëndal maire Thiès Idrissa Seck di jëndal ki nga xam ne mooy Modou Anta ay t-shirt ak ay car pour nit ñi dem mais bu boobaa jeunes yi comme ni ñu amee patriotisme tey nga xam da ngay wootee dara kenn ku nekk génnal sa bopp paasal sa bopp dem tey foofu bu làmb doxoon tey foofu lay toll mooy que ni maire koñ bi soxla woo ko ci jouru làmb bi gouverneur bi soxla woo ko jour boobu ci jour làmb bi député bi ci koñ bi soxla woo ko pour mu jàppale la nga am ay t-shirt wala mu toggal lay añ c'est parce que Sénégal dox na dox boo xam ni jeunesse bi am nañ liggéey nañ ba wàcc au moins kii def na 6 heures de temps am 50 000 kii def na 8 heures de temps am 100 000 francs kii def na au moins 2 heures de temps am benn 30 000 am léegi kooku pour mu dem jënd benn billet 3 000 francs xaaru ci mairie bi xaaru ci famille mbër bi xaaru ci cousin mbër bi xaaru ci ay xaritam c'est parce que dëkk bi émergé na nit ñaa ngi liggéey am nañ liggéey tali bi baax na ku feebar faju ku xiif lekk donc bu boobaa di nga mën a jël sa xaalis nga dem directement dem stade dem seetaani li ngay seetaan bu paree kenn ku nekk dem te promoteur bi tëggu combat bi mu ngi amee rentabilité ci nombre de billets yi mu jaay c'est parce que xamoon na ni choc combat de choc bi mu tëggoon même bu ko état joxul xaalis moom mu jël ko ak propre moyen financé ko ay revenu am ñëw na ci li nga xam ni mooy nombre de billets yi mu jaay ak sponsor yi si ñëw moo kon bu boobaa làmb jarul ñu koy tuddee Jean jarul ñu koy tuddee Paul mu nekkoon benn conclusion bu ma doon def beneen bi mooy que ni bu ñu xoolee pendant les manifestations da nga gis tey mbër yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yëpp taxawoon stade mbër yi malgré les ténors de la lutte muy Balla Gaye muy Eumeu Sène muy Modou Lo muy Ama Baldé muy ñoom ñi nga xam ne xam nañ leen ñu nekk ñoom ay VIP lañ kenn gisu leen ci ay manifestations ñu yor yet wala ñu yor gourdin mais seen i suq ñoom lañ doon employé te ñoom li tax seen i suq mën a am yenn employé ñoom mbër yooyu seen bopp tey ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ay lutteurs amuñu combat benn ñaar deuxième bi ci topp mooy que ni da ngay gis kenn ku mel ni tey bi un lutteur connu mu ne la man du ma mën a topp sa ginnaaw mais am naa fi sama boy yoo xam tey mën naa leen woo ñu dem seen kër parce que man ñëpp ma xam te ñëpp xam nañu Sénégal noonu lay doxee da nga naan non comme que man maay jàppale tey Lac de Guiers damay def benn manifestation soxla naa boy yi nekk écurie Waalo wala boy yi nekk écurie Guédiawaye Balla Gaye du dem Lac de Guiers du dem mais ñoom ñooy wax seen 5 boy dem leen donc kon il faut ngeen xam ne système bi am ci famille religieuse bi am ci politique bi moo am aussi ci arène politique bi donc bu ñu bëggee defar Sénégal il faut que patriotisme bi nit ñi di wootee bu dara xewee kenn ku nekk paasal sa bopp def ko don de soi pour nga dem loolu la ñu war a mën a def aussi sur tous les plans parce que tey nii bu ñu ko bëggee continuer dinañ teg ba benn instant waxuma leen dootoo leen bëre de mais dootoo leen amati ay millions parce que seetaan naa benn ñu tëgg benn combat lutte sans frappe ñu ne Jax moo ko tëggoon pour dama leen jox exemple bu terre à terre rek yéen ñi nga xam ne ngeen di suivre tuuti làmb wala yéen ñi nga xam ne xamoo leen ci dara dañoo dem final général bu Malika war a bëre ak l'autre là war a bëre ak Franc général Malika war a bëre ak Franc bi nekk écurie Parcelles ci ñoom Papa Sow ci lutte simple te ñaari mbër yooyu li ñu leen tegaloon mise bi matul 5 millions te ñooñu tey boo leen soxla woon ci arène bi war leen tëggal grand combat comme li Diène Kaïré bëre ak Modou Anta wala Eumeu Sène Lac de Guiers kenn ku nekk au moins di nga ko fay 20 millions wala 25 millions te jour bi ñuy bëree ñoom ñaar ba tajee final ci lutte simple li ñu leen tegal matul 5 millions donc moo lay wan ni ay dóor mu ngi ci biir làmb ji te ñi ñuy dóor man la yéen la ñun la il faut donc tamit yéen mbër yi ngeen ñëwaat ngeen xalaat tuuti ngeen xam ne li téye làmb ba tey bu am 8000 licenciés yëpp mënuñu bëre il faut ngeen bokk ci combat bii nga xam ne mooy combat patriotisme bi nit ñi di wootee pour changement mën a am changement boobu ëllëg si biir ngeen gis seen bopp xam ne tout licencié da nga war a mën di fayeeku comme boo demee ci football professionnel képp koo xam ne am nga licence professionnelle di football nekk ci équipe contrat ou sans contrat da nga war a mën a fayeeku te loolu yéen mbër yi pour ngeen xam ci dara mooy que la il faut ngeen ñëw ci xeex bii nga xam ne tey bu boobaa bu ñu leen di tëggalatil combat moo xam ñu tuddee ko Macky Sall moo xam ñu tuddee ko ku ñu ko mën a mën tuddee làmb nit day jeex day nekk sport normal comme GIA Jaraaf comme ni mu mën a amee Casa Sport ni mu war a mën a tase ak Thiès ak keneen war na mën a dem ba tey combat comme seen combat de lutte yi war a mën a nekk loo xam ne tey dañ naan écurie temps mooy football mooy bëri championnat war na tase ak kii dañuy def 4 lutteurs mooy jóge ci écurie bu nekk ñu tase benn ngoon ñu def ko benn championnat aller la ak retour yooyu yëpp war nañ ko mën a travailler kenn ku nekk gis sa bopp parce que tey mënuñu am 8000 licenciés xam nga bu ñu amee 8000 licenciés 4 personnes di bëre
donc loolu pour ngeen xam ci dara il faut ngeen ñëw ci combat bi nit ñi di xeex te xam ni tey bu ñu naan dañuy libérer Sénégal man ci laa bokk ñu ci ñu ko bëgg a libérer te du ma leen ci ëppale yéen ci ngeen bokk te du nga leen ci ëppale ñi nekk ci panel bi aussi du ñu leen ci ëppale parce que on calculer ñu fay benn Modou Lo benn 50 millions pour mu war a bëre fay Ama Baldé beneen 50 millions wala 100 millions léegi mu amaat yeneen 300 et quelques personnes yoo xam ni si 50 millions yi kenn ku nekk war nga ci am benn 15000 15000 15000 yi nu muy demee mooy que ni yaa jàppoon ci sama combat ñoo àndoon di entraîner ma may la 15000 francs mais loolu dafa war a jeex pour mu jeex il faut ngeen ñëw bokk ci combat bi parce que tey da ngeen xool bu élection ñëwee tey ni ñuy duggee seen secteur ah Aliou Sall ni mu defoon Balla Gaye 2 ci élection yi pour lan ndax popularité am pour nit ñi ñëw wuy si ko gis que ni mbooloo mu ngi fi mais image boobu malgré yéen bu ngeen waxul leen voté leen Aliou Sall ñi trahir peuple bi si ngeen bokk parce que dafa am benn gis nga communication dafa bëri façon jarul soxlawul ngay wax le fait que man ma dem tey def live tey génn ci live bi bu subaa ma dem ci palais bi Macky Sall recevoir ma ça veut tout dire su ma defatee live 2 personnes duñ ma déglu kon donc seen image xam leen ko te bu leen ko jaay ci naka sudul noonu xam leen ni ñi nekk seen supporter ni taxaw di xeex te comprendre ñu aussi ñi leen mën a génnee ci combat bi yéen la parce que seen communication ngeen wax ko ak ngeen ñàkk ko bañ a wax dafa am solo ci génération bi topp seen ginnaaw yëpp ñii di xeex ñii bañ a añ ñii bañ a lekk ñii bañ a naan ñii dajale seen wecc jënd ko ay t-shirt mais il faut que tamit ngeen sóoraale ñooñu parce que gis nañ Siteu def ko gis naa beneen boy bu nekk Grand Yoff aussi def ko il faut que tamit ngeen xam ni ñoom ñoo leen def li ngeen doon te ñooñu def leen li ngeen doon tey ñoom ñooy souffrir te yéen aussi seeni famille yi ñu ngi souffrir parce que tey di ngeen jëndal nit ordonnance di ngeen may nit weccit parce que amul fu mu mën a dem di ngeen gis nit di ngénte amul lu mu def ngeen jox ko léegi nag social boobu ngeen di def foofu rek waroon na mën a tax tey ngeen mën a jàpp ci affaire ne ñun kat lii daf fi war a jeex parce que may nit ki jën jàngal ko mu napp moom moo ko gën nekkatul rek man lutteur laa comme que fayoon nañ ma benn 50 millions sama koñ am na tey koo xam ne amul ordonnance ma jëndal ko mais acte bi du loolu acte bi mooy que da ngeen war a xeex ba moom mu def la tout ba kooku am lu mu lekk am lu mu naan bu feebaree mën a faju loolu laa indi woon ci lutteurs yi doon ko wax beneen bi mooy suñu grand Ousmane Tounkara moom aussi buñ ko fàtte quoi parce que pétition bi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ne dañu war a mën a rédacter ay lettres di gërëm aussi Bouligari Sarr franchement parler parce que sonn na ci trop def na voyage def na lépp lu mu war a mën a def pour assister ko te nee nañ avant le 27 avril képp ku mën a dajale lettre rek nga mu doon ay lettres yoo xam tamit c'est bien traduit et bien inscrit xam nga wax nañ formule bi nga xam ne moom lañ ko war a mën a jàppale ñu jàppale ko parce que tamit moom Sénégal moo taxoon muy xeex même bu bokk ci benn parti te ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko la gën a jege Sénégal moo taxoon mu doon xeex li muy xeex parce que tey am na ay moyens yoo xam tey bu ko neexoon mu noppi am na loo xam tey bu ko neexoon mu noppi parce que tey bu ngeen xoolee kaawu Assane Diouf franchement parler Assane Diouf tey bu defoon ni sénégalais yu bari 90% ci sénégalais yi bu ko defoon yi nekk à l'étranger kon tey heure bi du dem Sénégal man nit mën na waxal Assane Diouf lu ko neex nit mën na ko dëkkal fu ko neex mais man fi ma jàppee Assane Diouf mooy que ni le fait que mu yor ay biens yorul këyit te ñëpp xam nañu Europe bi man gis naa ñoo xam ne yoruñu këyit mais économiquement li ñuy yor ñi yor këyit yoruñu ko loolu yéen ñi nekk Sénégal ñu bëri xamuñu loolu parfois nga nekk ci ay conditions yoo xam ne saa nga yor këyit mais yaa ëpp sens ñi nga xam dañu yor këyit di liggéey yow tey ni nga leen ëppee sens mooy que ni àll nañ la këyit wala aaluñu la këyit yaa ngi jaay wala yaa ngi liggéey forêt boobu nu mu ci mënti am yaa ëpp wërsëg ñi nga xam ne ñoom ñoo la fi jiitu parce que Assane Diouf façon bien bu nekk am na ko façon oto bu nekk am na ko façon xaalis bu nekk téye na ko mais bu mu demee ba benn instant li ko dugal ci combat bi c'est parce que day toog de loin nit woo ko ne ko ordonnance mu toogaat de loin nit woo ko ne ko man kii dafa war a ngénte nit toogaat de loin nit woo ko ne ko kat lii ak lii ak lii mu jël xaalis boobu di ko joxe la même chose que Ousmane Tounkara la même chose que yéen ñi nekk ci live bi nekk ci diaspora bi xam ngeen li ma lay wax même yéen bu ngeen xeexul bu ngeen deful sortie def live yéen a ngi partagé yéen a ngi ànd ak ñun ci combat bi c'est parce que lan moo tax tey immigré yu bëri toll fi ñu toll nii c'est parce que Sénégal doxul te bu Sénégal doxul ñun si ñun lay gën a métti que ni waa Sénégal ñu bëri dañ naan non Sénégal moo gën a métti parce que foofu xëy bi doxul mais tey Dior Fall bu ko famee mu wooyee mu ne ko non kii lañ war a tudd de te léegi xaru tuddam sax matagul ay mbanaam afi am xam nga nu muy def elle est obligée mu daal di jël benn 30 000 am yónnee ko ba pare nag woo benn frère am ne ko diw de day ngénte man 30 000 laa am jox naa ko léegi boo amee beneen 15 000 jox ko wala beneen 20 000 francs léegi ñun somme boobu noonu bu doon suñu dëkk dafa dox ni mu war a dox
kenn ku fi def 5 ans wala 6 ans da nga naan non damay ñibbi léegi yow boo ñibbee da nga gis sa frère boobu mooy ñëw gérer fii wala mu ñëw nekk fi yow nga pare ci Europe bi mais da nga fi gis ku def 40 ans am këram am jabaram ak ay doomam mais munul bàyyi Europe bi c'est parce que chaque jour ñu wax ko soxla chaque jour ñu ne ko problème mu lii lañ am chaque jour ñu ne ko problème mu ordonnance lañ am. kon donc bu ñu nekkee ci problème yu mel noonu xam nga li ñu war a gën a mën a def mooy que ni def le tout ba Sénégal avancé parce que bu Sénégal avancé ñun ñoo ciy gis suñu bopp ñun waa diaspora ñoo ci njëkk a bénéficié parce que ni ñu ciy bénéficié mooy que ni c'est parce que charge yi ñu doon teg suñu kaw wàññeeku na parce que sa sœur bi wala sa frère bi wala sa mbokk bi wala sa voisin bi ah ñooñu tey yàlla dogal na ñu mën a demal seen bopp mais tey buñ fi toogee di kaas nekkul dañuy kaas c'est parce que dañu ànd ak Ousmane Sonko wala dañuy défendre projet bi mais dañu gis moom mu porter benn projet boo xam ne tey Sénégalais bu nekk gis nga ci sa bopp parce que Sénégalais bu nekk rek te yeewu tuuti rek war nga ci mën a gis sa bopp c'est parce que li tax nga ci war a mën a gis sa bopp mooy que ni da ngay xam ne ñun liñ fi nekkee ak lu ñu fi téye nga am benn salaire boo xam ne yaa ëppale député bi salaire yaa ëppale ministre bi nekk Sénégal salaire tey bu ñuy comparer koo war a mën a tollool salaire dañ koy xoolaat ci état te ñooñu mën a am loo xam ni tey yow mi nekk fi di liggéey suba ngoon guddeeg bëccëg mënoo ko am en fait loolu moom metti Sénégalais yi nekk à l'étranger ñoom ñoo ëpp ay heures yu ñuy liggéey ñoo ëpp lu ñuy fayeeku te mënuñu am dara Sénégal terrain bi nga jot a jënd sa koñ da nga koy tabax ba mu egg nga dëkk fa 5 ans 6 ans ñu ñëw génne leen kër gi ne non moment bi ngeen ko jëndee ki leen ko jaayoon baaxul 5 ans après nga tabax ba pare am na ñoo xam ne moment bi ñuy jënd terrain bi la ak yeneen te yow chaque jour guddeeg bëccëg suba ngoon yaa ngi liggéey mais dëkk bu mel noonu boo ci nekkee ñu naan la dëkku jàmm la dañ lay nax dëkk bu mel noonu bu ñu naan la jàmm la gars yi dañu war a mën a bàyyi que ni li ñu xamul ci ñu bëri mooy que ni gars yi dañu jàpp ni tant que bal tàkkul tant que guerre amul tant que nit ñi xeexul li am Sénégal nit ñi jàmm lañ ko jàppee mais du jàmm parce que jàmm mooy que ni nga feebar faju war a lekk war a naan bëgg a dem fenn dem fa am sécurité yooyu Sénégal gis nga Sénégal man dama koy yàgg wax dama naan Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ni moo gën a yomb a defar ñu ne ma lu tax ma ne c'est parce que dafa bëri ay dof yu mel ni man nekk ay innocent nekk ay analphabète parce que ñooñu tey amu ci kenn koo xam ni tey mu ngi xaar dara ci état amul Sénégalais yi xaar dara ci état da nga leen di compter comme boo ko xoolee ci Europe bi loo def da nga naan non damay dem ci mairie bi damay dem lii damay solliciter lii damay def lii ak lii parce que fii ak fii laa war a jaar non Sénégal amul loolu da ngay xëy rek teg ko ci li nga làqar ci lijjanti ko moom nga am kon donc tey dëkk bu melee noonu di doxee noonu jeunesse boobu xam nga lu ñu soxla tey tali bi jógee Casamance Dakar nga def ko tey au moins 4 heures de temps Casamance Dakar nga def ko 4 heures de temps nga war a jógee tey Diourbel ak fee nga def ko benn 30 minutes nga war a jógee Fatick nga def ko 1 heure de temps loolu la Sénégalais yi soxla ba nga xam ne tey ñoom bu ñu amee problème war ko lijjanti wala ñu am seen marchandise war ko dem jaayi wala ñu def seen i achat transport bi demee noonu secteur privé bi aussi ñu doole leen ba nga xam ne li nit ki bay mu nekk ci àll bi pendant des mois ki ko jënd war ko mën a transporter yóbbu ko Dakar wala marché Thiaroye yi wala feneen mu am transport boo xam ne dans une demi-heure bu ñu chargé ba pare dañ ko fa war a mën a yóbbu en fait foofu la ñuy xaar Sénégal quoi gars yi xaaruñu lu rëy gars yi mën nañu lijjanti seen bopp bu loolu amee ñu am ay usine de transformation jeunesse bi liggéey mais tey ñu ngi naan Macky Sall pour ngeen comprendre Macky Sall mu ngi ci logique am ba léegi non Macky Sall dama jàpp ni dafa jàppee Sénégalais yi ay con quoi wala moom ñi koy conseiller ñoom ñoo ñu jàppee ay con quoi xaw a maa ngi lay ziar parce que tey bu ngeen xoolee Macky Sall d'après son discours bi mu def nii mu ne 350 milliards la waroon génne mu jékki-jékki yokkaat ci yeneen 100 milliards mais léegi 100 milliards yooyu muy yokk ban évaluation lañ ko defal ba mun bañ na ko léegi li nga jot a génne dafa tuuti fii nga koy teg ak lii amul juste pour endormir encore population bi de comme il le faut moo tax mu génnewaat beneen xaalis te xam na ne xaalis fu mu dugg yàq fa dara Abi Ndiaye maa ngi lay ziar xaalis fu mu dugg yàq fa dara parce que tey bu ngeen xoolee 450 milliards yooyu muy wax noonu dañ ko siy naxaat rek ni ñu ko siy naxaate mooy kenn ku mel ni man mooy ñëw indi ko benn projet comme projet bi nga xam ne mooy projet wu sareetu mbaam yi malgré nekk jugewul ci Macky Sall
mais kenn ku jegee Macky Sall mu naan ko non mais gis nga pour jeunes yi liggéey gis naa benn waay bu am benn projet temps lay laaj parce que def na ci dina employé 24 jeunes ñu ne waa ñu dugal ci biir mais loolu nga da léegi yéen bu ngeen jëlee mbalit ba pare bu ngeen ko defaree yëpp ba pare fan ngeen koy tuur ban usine moo koy transformé fan la ñuy jëlee déchets yi te tey boo ñëwee ci un peu partout ci àdduna bi léegi mbalit dañuy jël di ci créer ay briques di ci def li nga xam ni moom mooy ay jël ndox bi di ko seggaat jëlaat yeneen affaire yoo xam ne dañ koy def ba nga xam ne léegi waxuma la sax 24 personnes yi nga jël ñuy indi mbalit bi mais ñu war a taxaw ci usine bi rek ci biir usine bi pour séparer affaire bi rek mais loolu tey boo jëloon mbëbës ak ni mbëbës toll ñi nga xam dañ fay nekk di buujoog yooyu nga xam dañuy amal seen propre intérêt mais ñooñu tey nga defaral leen biir mbëbës rek muré ko ba mu daj am ay usine de transformation bu nekk ci wet bi li fa booy récupérer ñoom déjà am na fu ñu koy jaayee ji kon déjà ñooñu ñu ngi gagné mais foofu mën nga fa créer emploi mën nga def yeneen ak yeneen mais tey dañuy indil benn ay projet ay projet yoo xam ni tegoo ko fenn pour financement xaalis parce que Sénégal ay xaalis lañ gëm beneen bi mooy que ni balaa may gën a sori mooy que ni problème mu 4 avril bi mais Macky Sall bu annulé li nga xam ne mooy 4 avril bi financement bi am chaque année si 4 avril bi xaalis boobu fan la koy dugal waxuñu ñu ko parce que tey mënoon nañu da nga annulé 4 avril défilé 4 avril ndax problème mu Covid ba pare nga dem ci Fouta dem fii di Matam dem fii di Podor yàq fa des centaines de millions pour manifestation nga ñëwaat encore une fois defaat combat de lutte mu fees dell léegi yow kon yow yan raison moom moo tax nga annulé 4 avril bi soit da nga waroon cohérence ci annulation 4 avril bi mooy que ni boo demee bay annulé 4 avril bi bu combat de lutte bi mënul ñàkk nga ne dama koy def à huis clos pour ñu wane ni folklore bu bari du am mais man bi ma gisee ci reportage bi gis RTS laa la wax de muy couvrir événement bi laa ne non ça y est Macky Sall est dans son logique parce que logique bi Macky Sall mooy que ni RTS dina filmer affaire bi ministre de la justice Malick Sall li mu waxoon dinañ ko wane sur le plan international te RTS moo koy wane que ni Sénégal tout va bien parce que tey combat de lutte bi ñu doon wax tey moo am gis ngeen stade nu mu remplir kon ñu ngi ci jàmm beneen bi mooy que ni li amoon Fuuta ñu jël ay xaalis bu bëri def ko fa au lieu ñu def ko ay financement ci jeunes yi wala ñu ne dem nañ Fuuta kat gis nañ nit ñi lii ak lii la ñuy laaj léegi defaral nañ foo xam ne tey dinañ am ndox defar nañ loo xam ni tey képp ku am soow mu jugee ci nag yi wala ci xar yi wala ci bëy yi am nga fu ñu ko jaayee am na fu ñu defee ay fromage am na fu ñu defee leneen ak leneen mais non defuñu ko dañ ko def uniquement pour gonfler li nga xam ne moom mooy seen affaire ñoom mooy ministre yi fa nekkoon convoqué nit ñi fay leen 20 000 francs mais 20 000 francs yi pour 3 jours la woon muy ñii dem Matam ñii dem Podor ak ñii dem feneen ak feneen ci un peu partout ci Fouta bi ñu ne leen tant de xaalis la ñuy jox mais meeting yi yëpp il faut nga dem ci ministres yooyu yëpp boole seen doole uniquement pour que image bi nga xam ne moom lañ soxla woon ci biir stade bi waxuma la discours bi de parce que discours bi xam ngeen ko xam naa ko keneen ak keneen xam nañ ni mënuñu fa wax loo xam tey Sénégalais yi mën nañ ci jàpp mais image bi ñu doon jaay Afrique jaayaat ko àdduna bi mooy que ni ñi fi amoon d'après les manifestations ay quelques partis politiques la woon ay jeunes la yoo xam ni carrément tekkiwuñu woon dara mais xool leen image bi moo la wane Sénégal jusqu'à présent ñu ngi soutenir Macky Sall image boobu noonu lañ soxla woon Fouta mais pas discours bi te ñoom ils l'ont réussi léegi ñu ñëwaat ci làmb ji aussi ñu réussiraat ko encore une fois parce que nee naa leen boo gisee ñuy wax loolu mooy que ni ñoom dañu bëgg a won àdduna bi que ni Sénégal jeunesse bi ba léegi ñu ngi ak Macky Sall moo tax tey RTS dem di couvrir benn combat de lutte RTS couvrir ko ñu war ko wane ci télé bi àdduna bi yëpp gis ko ñu defaat ko Fouta àdduna bi yëpp gis ko RTS mu ngi foon léegi bu ngeen xoolee nag d'après manifestation yi léegi ñoom dañu bëgg a wan cas yi comme quoi que ni ay forces occultes ñoo nekkoon ci manifestation yi mais population yi ba léegi ñu ngi ak Macky Sall léegi ñoom ñu jëmale seen rêve 2035 te ñun population bi tamit daf ci am ñenn ci ñun ñoo xam ne comprendre ñu loolu parce que li tax ma ne comprendre ñu ko mooy boo xoolee waxoon naa ko Serigne Mountakha def na intervention bi mu def tey Serigne Mountakha kenn mënul dem naan ko rendre ñu compte kenn mënul dem di ko wax Macky Sall lu mu la wax te tey boo xoolee Macky Sall lépp loo xam ne tey Serigne Mountakha ñaan na ko moom mu xam ne lii tey nii intérêt la même pas 24 heures nga gisaat lettre bi dem ñu ne non d'accord nañ ak moom nee na ko ci point yi ak point yi te boo xoolee tey problème fichier électoral bi ñuy wax ni ak élection locale yi ñuy dàq ni kon donc lépp lu gars yi doon ñaan amuñu si dara lu ñu am
même otage yi nga gis ñuy libéré ay ñoom Birame Souleye ak ay gars yi nga libéré ay ñoom Guy Marius Sagna libéré wuñ leen amuñu non-lieu total toppate wuñ leen defal liberté provisoire la Macky Sall tey bu ñu demaatee ba dinañ xeexaat ak moom li lay wan dañuy xeexaat ak moom mooy que ni bu ñu demaatee ba affaire yi am projet yi lañuy ubbi waat di convoqué gars yi benn par benn te léegi boo demaatee bu ñu delluwaatee si sëriñ bi danaa noonu nañ leen toog xool ba xam luy am léegi diggante nañ leen toog xool boobu ba xam luy am fi ñuy mujjee ak moom mooy encore une fois ñu am jour boo xam ni tôt ou tard dinañ mës a convoqué Ousmane Sonko mais buñ koy convoquaat damay ragal cette fois-ci ñu organiser un combat de lutte wala ñu organiser benn concert Wally Seck wala dara jeunesse bi dem fa ñu dem jox ko convocation ne ko wuy sil parce que comme nekkatul député du ko may temps mu def discours wala mu def yenn affaires yi pour message bi gën a jàll comme ni mu jàlle woon parce que tey lu may sens Ousmane Sonko mooy temps bi nga xam ne mu nekkoon député waruñu ko ci mën a convoqué si la bokk beneen bi ko mayaat sens mooy que ni famille Ndeye Khady Ndiaye buñ ko fàtte quoi parce que moom aussi buñ ko fàtte bu ñu fàtte aussi le capitaine Touré ñooñu bokk nañ ci ñu ko may sens parce que gis nga yàlla boo nekkee ci dëgg yàlla bu lay jàppalee da koy jaarale ci ay doomu aadama te tey ñu ngi nii ñun ñëpp suñu combat bi ñuy wax nii ñooñu duñ leen sax sóoraale parfois muy capitaine Touré muy Ndeye Khady Ndiaye muy kii nga xam ni mooy liir bi ki gën a sauver Ousmane Sonko ci combat bi mooy liir bi nga xam ni prématuré la kon donc pour te dire que ni fi ñu toll ci combat bi tey te Macky Sall mu ngi ci logique am mooy que ni amul kenn ku mën a dem ne sëñ bi fu Macky Sall toll amul keneen ku mën a dem ne léegi lan moo ci des te léegi koor gi mu ngi ñëw déjà bu koor gi ñëwee rek dañuy gagné benn un mois boo xam ne tey kenn du mën a wax dara kenn du mën a wax dara parce que li tax du mën a wax mooy que ni nit ñi dañoo woor boole ko loolu bu ñu jëmee Korité nit ñi ne non dañoo nekk ci préparation Korité taluñu ko nañ bàyyi ba événement yi passé xam nga Sénégal dañu bëgg feet léegi bu Korité bi jàllee ñu ne léegi waxu tabaski la ñuy wax bu tabaski passé ñuy wax ay war diggante gàmmoog màggal xam nga léegi nag Macky Sall nekk ci benn logique boo xam ni franchement parler Sénégalais yi sonn nañ quoi sonn nañ trop te logique bi mu nekk nii waruñu ko mën a may mu continuer ko parce que tey dañoo waroon libérer ñi nga xam mooy détenu politique yi nga xam dañ leen jàpp muy ñoom ay Abass Fall muy ay ñoom Birame Souleye ñooñu dañ leen waroon defal benn non-lieu total bu ñu amoon benn non-lieu total ñoo xam ne toppate wuñu leen dara Guy Marius Sagna toppe wuñ ko dara Assane Diouf toppatee duñ ko dara Clédor Sène toppatee duñ ko dara léegi nag jeunes yi nga xam ne dañ leen jàppoon ci manifestation yi ñu ne léegi yéen toppateetuñu leen dara benn problème moo am muy problème mu Ousmane Sonko Adji Sarr te loolu dinañ def jugement te jugement bi dina gaaw dinañ ko def ci 2 mois yi ñu jëm Sénégalais yi kenn ku nekk affaire bi féetee boor mais mënuñu nekk tey sous contrôle Ousmane Sonko mënul nekk sous contrôle judiciaire ay élections locales war a am yeneen ak yeneen war a am tôt ou tard Macky Sall dina ko convoqué waat te bu ko convoqué waatee li amoon mooy amaat même ba loolu bu mënta am 90% comme ni mu amee woon di nga gis au moins dina am 70% parce que ñii dinañ ne non jaratu ko parce que 2024 jege na su may dem voté ji ma voté ji dootuma génn di xeex duñ ci dagg sama loxo ñii ne non damay dem jar na ko man damay défendre projet yi comme il le faut kenn ku nekk ak ni nga koy gisee xam nga mais ci moment boobu Macky Sall day dawal ci logique am doxaat ci maayanu Sénégalais yi inauguré waat terre bi taalaat yeneen affaire ci projet politique comprendre jeune quartier bu nekk ñu jël benn nga am benn 50 000 francs 50 000 francs boo xam ne yaa ngi nar a jaayal sa askan ba fileeg 2035 te loolu yëpp li ñu ko yóbbee mooy que ni dal bi ñu dal nii parce que tey li ñu mën a sauver rek instant yi mooy lenn mooy Macky Sall ne moom bokkatuma ci élection yi libéré naa ñëpp bu fi nekkoon procès Adji Sarr Ousmane Sonko ñu bañ ko def huis clos def ko publiquement def ko direct ci site internet yeeg yëpp nit ñi dégg déclaration bi Adji Sarr di déclaré Ousmane Sonko di déclaré nit ñi bu boobaa nit ñi dañ ne non man kii li mu déclaré ak avocat bi décision bi mu jël ak juge bi décision bi mu jël man ànduma ci kon damay wàcc sur le terrain kii ne non man ànd naa ci kon damay toog suma kër donc bu boobaa jàmm day am parce que nit ñi dañuy xam ne procès bi direct la woon te lii kii déclaré nii ak lii ay avocat am déclaré li procureur wax ak li nga xam ne moom la ay avocat de la défense wax kon donc waa ji dafa war a ñibbi këram wala non Adji Sarr moo am raison wala Ousmane Sonko moo am raison léegi loolu bu amee mooy indi stabilité mais sur des raisons politiques ñu bëgg a téye gars yi Birame Souleye tey buñ demeen tey bañ xam ne tey dañ naan élection présidentielle 2024 mu ngi waaj a ñëw te moom mooy coordinateur bi da ngay jékki-jékki ñu yëngalaat projet comme ni ñu defee comme ni ñu defoon Barthélémy Dias ak kii le temps nga gis patriotes yi génn commencé dem buntu tribunal non Birame Souleye la ñu défendre si dañuy xool luñ koy doyee kërëb xam nga léegi moment boobu gars yi amuñu temps préparation pour mën a def focus
ci élection 2024 parce que moment bi ñu waxee ñoom non Macky Sall warul bokk ak war naa mën a bokk moment boobu ñu ngi nekk si naan non Birame Souleye nañ ko bàyyi nga jóge ci Birame Souleye ñu jabaat Abbas nga jóge waat ci Abbas ñu ne léegi non projet Ousmane Sonko Adji Sarr te moment boobu conseil constitutionnel ñu ngi war a préparer ñoom tamit seen coup bi nga xam ne dañ ci war a mën a ànd ak Macky Sall donc kon ñun gars yi dañu def benn instant boo xam ne benn combat boo xam ni xeexatuñu mënatuñoo xeex te amuñu résultat ci diggante bi lañ nekk te tey amul kenn ku mën a takk ay rajo Ousmane Sonko mënul takk rajo yi wër ci kër sëriñ si wala mu wër ci population bi naan nañ ma àtte parce que bu leen fàtte ni dossier bi dafa amoon plainte contre X te ñoom bu leen neexee à tout moment ñu ne gisaguñu X affaire bi leeragul ñu ngi suñuy enquête ba léegi di ko mëne d'ailleurs boo gisee diabolisation bi nga xam ne moom lañ commencé defaat ci beneen camp bi mooy que ni non ñu ngi leen di xaar ñu ngi préparé ñoo ñëpp parce que ñu ngi bëgg a pousser instant bi ñi nga xam ni verdict bi ñoom ñoo ko am 95% muy Ousmane Sonko 95% verdict bi moom moo ko yor léegi ñu ngi leen bëgg a pousser ci beneen erreur de communication pour ñu wax ci projet bi pour ñu def ci beneen affaire wala ñu pousser leen ci affaire ethnicisme ba ñu jàppee leen yeneen fait yoo xam ne tey moo gën a garaaw tey lii ñu leen di toppee donc kon ñu dañuy toll benn instant boo xam ni dañu nekk ci diggante boo xam ni xamuñu naka lañ koy lijjantee parce que nee naa leen Ousmane Sonko ak ñi ñu jàppoon ci manifestation yi yëpp yàgg tôt ou tard dañ leen di àtte kooku moom amul fileeg noonu lii amul tôt ou tard dañ leen di àtte mais problème bi mooy que ni dañ ne jàmm lañ bëgg comme que jàmm lañ bëgg nag te sëriñ bi dafa woote jàmm léegi ñu bëgg a dem 2 mois yoo xam ne ci biir jàmm jooju koor gi mu ngi dugg si te biir koor gi ñëpp dinañ respecté weeru koor gi ba kenn ku nekk doo am sax kattanu wax dañuy ñaan bi sabbi li laay war a suuli nañu bàyyi Ndongo Diop et puis otage politique yi nga xam ne dañ leen jàppoon defal leen ay ñu génn ñu bàyyi leen te atteeguñu leen nañ leen atte nu mu gën a gaawee parce que affaire bi waruñu génn 2021 bi te procès bi Ousmane Sonko Adji Sarr ak détenu politique yi yëpp atte wuñu leen mu jeex parce que dama ne fii ñu jëm ak Macky Sall bu dee 15 morts moo tax mu libéré Ousmane Sonko pour mu am non-lieu total ñaanu ma ko yàlla de mais dafa nar a am lu raw li fi amoon wala nit ñi toog wax ak moom dëgg carrément sëriñ si génne ci seen loxo ne leen carrément que ni liñ la ñaanoon maye woo ko kon pare nañ ci population bi jël seeni responsabilité parce que boo xamee tey pour nga am sous contrôle judiciaire 15 morts moom moo la ko may 15 morts ci manifestation yi moo la may sous contrôle judiciaire kon yow pour nga am non-lieu total nan la war a mën a demee il faut askan bi génnaat te loolu pour ñuy éviter ko mooy que ni comme que ay nit ñoo defoon médiation toog wax si askan bi ñoo génn ay kilifa ñëw ne dañoo ñëw pour def médiation mais médiation bi dañu wax fan la toll ak si nan ak nan lañ ci toll parce que mënuñu continuer ci nii di xaar ba kañ Ousmane Sonko dafa am soxla yu mu war a mën a doxi Adji Sarr dafa am ay soxlaam yu mu war a mën a doxi population bi aussi dañu am seeni soxla ñu war a mën a dem doxi mais bu leen ñu bàyyi ci nii ci diggante boo xam ni kenn xamul lan moo ci nekk nee naa leen encore une fois que ni Macky Sall ñi demoon defi médiation bi ku ci mel ni ay ñoom Serigne Mountakha ñooñu lay tuur lëndëm moo tax mu tey mu bàyyi ay ñoom Abbas Fall ak ay Birame Souleye mais tey Ndongo Diop lañ war a gën a mën a bàyyi kan yi ñooñu parce que Birame Souleye lan la def lu ñu koy jàppee amul woon Abbas Fall lan la def lu ñu koy jàppee amul Assane Diouf lan la def lu ñu koy jàppee amul Clédor Sène amul lu ñu ko mën a jàppee Guy Marius Sagna amul lu ñu leen mën a jàppee comme ku amul lu ñu la mën a jàppee dañ la war a mën a bàyyi mais ñi nga xam nag dañ doon manifester te ki taxoon ñuy manifester ak programme bi taxoon ñuy manifester ñooñu dañ leen a bàyyi kon ñi doon manifester dañ leen war a mën a bàyyi ba pare ñu am 599 blessés 590 blessés ah merci Adama 590 blessés yoo xam ni tey dañ ñëwoon dañ leen di jël en charge xaalis bi fii lay jaar par la suite Hizbut Tarqiyyah di ko séddale d'accord bu leen neexee parce que tamit de toute façon na si ñëpp jot rek mais bu ñu bëggee xool fi affaire bi di mujjee ak fi mu jëm mooy que ni Serigne Mountakha moom ci boppam waroon na mën a xam ni Macky Sall bu nee ko si médiation bi dina ci def li nga xam ni moom lañ waxante woon war ngeen mën a xam ni du dëgg parce que ki ñëwoon ne la université bi fi am wala hôpital bi am ci hôpital bi nga xam ne moo am Touba dinaa ko inauguré mois de mars te ba léegi defu ko mu ngi nii ba léegi defu ko te loolu bi mu koy wax te loolu bi mu koy wax te loolu bi nga xamee ni moom daf ko waxoon moom waxoon diggoon na fi Serigne Mountakha
ne ko dinaa inaugurer li nga xam mooy kii bi hôpital bi mais defu ko. kon donc kooku bu la diggee loolu ba pare ñëwaat nga ñaanaat ko ci beneen dialogue leneen toog di ko xaar ba léegi tontuwu la askan bi xamuñu si la ñu war a nekk war nañoo mën a xam nag moment bi ci lan la kii nekk la Macky Sall nekk ak Serigne Mountakha parce que moom Macky Sall yàgg na fen Serigne Mountakha moo toog rek di ko suturaal nii comme niñ naan ne lépp lañ koy suturaal lépp lañ koy waxee si suuf mais jot na bii pas ñu teg lépp carte sur table parce que tamit ay doomu aadama ñoo nekk ci kaso yi sonn ci ay nit ñoo nekk ci affaire yi sonn ci boobu ba léegi te il est temps kenn ku nekk xam fooy féete parce que ñii dañoo am ay famille ñu jàpp leen ci ay manifestation yoo xam ni teguñu ko ci yoon ni ñu leen jàppee teguñu ko ci yoon léegi ñi nga xam ne ñoo deful woon dara ba pare am tur siiw moom lañ bàyyi pour bu ko defee kenn ku nekk ne non Macky Sall fi mu jàpp baax na non mais fi mu jàppoon fi ñu ko jàpp baax na mais ci kaw mu continuer ko ci kaw Macky Sall continuer woon libéré otage yëpp te otage yi nee naa leen même bu ko mënul libéré comme moom dafa rëy nee na bëggul ko weñaar loxoom mënoon na ko libéré mënoon na leen libéré ci 4 avril bi ci moment wu 4 avril bi bi muy gracier mënoon na gracier ñoom ñëpp laa dinañ ne non comme que gracier nañ leen yoon toppatawu leen dara mais tey bu ñu demee ba egsi fii ñooñu ñëpp ñu continuer nekk ci biir waxatuñu sax waxu ñi rey xale yi kenn waxatul seen i wax ñi nga xam ne ñoom ñoo rey xale yi kenn waxatul seen i waxatuñu nan la ñuy jot pour teg loxo nervi yi yeneen ak yu bëri am na yu bëri yoo xam te nit ñi ñu ngi koy bàyyi waxuñu si boo demee ci plateau télé yi léegi ñu ngi naan la non problème mu élection yi ñu war a reporter ak yeneen comme quoi que ni li fi amoon jeex na quoi lu jeex la léegi pour ñu revenir at il faut ñu dem 2022 2023 mais il faut ñu wax ak Macky Sall xoolal. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.